dal leen ak jàmm ci seen émission bu bees bi ñu dëgmal muy Star 24 tey nag dañu ànd ak ko xamante ne nii kenn dootu ko présenté sénégalais yi muy ndaanaan humoriste comédien ay loolu macha allah ci liggéeyam ñëpp xamee ko muy Kouthia international et national man loolu laa koy woowee may am mbégte ak bànneex nag bu rëy a rëy acceptal ma li nga xamante ne mooy suñu invitation ñu wax ko rek mu d'accord ci amul benn problème donc Kouthia ma bàyyi la nga dal. ñëpp di la notifié léegi man Abou Mohamed laa tudd di gërëm sénégalais yëpp waaye tamit choix bi ngeen am ci ñëw ci émission Kouthia Show pour def interview jëm ci li nga xam ne moom la nit ñi war a kumpa ci loo xam ne nag daf leen leerul seen bopp wala mu dese leen leer ci Kouthia ak carrière am ak ci li muy dund. kon tey dama ciy kontaan pour bokk ci ñi mën a gindi ñi nga xam ne dañu nekkoon ci lëndëm war a kumpawu li Kouthia di dund. ñuy kontaan loolu di jàkkaarloog yow. alors sama première question mooy Kouthia dafa nekk nit koo xamante ne nii ñëpp ko bëgg ñëpp ko sopp macha allah donc nga nekk di liggéey bu am solo ma lay laaj expérience boobu ak jàngat bi nga xamante ne am nga ko ci biir sa wàllum liggéey lan moo ko waral ak fan la jógee. waaw li ko waral moom mooy nit boo nekkee ci dara te gëm ko yàgg ci li la ci mën a tax nga njëriñu moom mooy nga am pas-pas bu dëggu. que lii yaa ko def muy sa choix muy sa métier nga nangu tamit don yàlla la yàlla du maye loo xam ne nit ki di ko jëriñu yàlla bu la mayee dara rek c'est parce que dafa xam ne loolu mën nga cee jëriñu te man xam naa lii du lu ma jàng don la yàlla ma ko may ma xam ne nag yàlla suñu borom jox na ma loo xam ne mën naa ci sutur sama njaboot moo tax ma boole ci fulla ak fayda di xool chaque jour lu koy yokk ak lu koy gën a neexal pour gën a mën a téye sama public gën a mën a yokk samay soppe gën a mën a massifier ñi nga xam ne ñoom ñoo may seetaan. nekk lu am solo beneen question bu may ñëwaat ak yow tey jii Kouthia ñëpp xamee nañ ko Kouthia Show mu dem ba comme ni ma la ko waxee tur bi law koo dégg ku balaa ñu laa xàmmee ci Abou par exemple boo nee Kouthia si lay gën a gaaw lu ko waral mooy Kouthia Show ndax foofu lañ la xamee muy TFM tey jii mën nañ xaar Kouthia si beneen wàll wala ci beneen fànn bi nga xamante ne nii du Kouthia Show kese ndax am nga ambition yooyu wala am nga lu dëgmal lu jëm ci loolu. waaw parce que man bu fàtte na candidat la woon ci élection présidentielle yi mujjee woon. te loolu ba tey waaw loolu ba tey génnuma ci parce que man réew mi war naa ko mën a yor te incha allah ci kanam yàkkamtuuma ndax xale laa dinaa ko yor yi ndax expérience looy ree non mais tamit vraiment man maa ngi wax sama fula sama fay rek may ree ah non c'est non mais parce que man non boo ko jëlee ay ree day mel ne que man damay nekk di foo te man lii dafa nekk loo xam ne dafa nekk loo xam ne pas la te dafa nekk sama yoon maa ngi sama yoon yàkkamtuuma yaa ngi dégg dinaa ci egg te bu ma ci eggee dinaa ci am li nga xam ne bëgg naa ko man gëm naa ne war naa mën a nekk président de la République du Sénégal parce que ñi fi nekk te ñu yaakaar leen ne waroon nañu ko mën a yor kon ñu ko yoree man maa leen ëpp expérience ci loolu man xam naa ko parce que waaw xam naa ko parce que ñoom su ma leen di imiter wala ma leen di toppandoo li nga xam ne moom laay wax ba mu dugg ci xolu nit ñi du ñoom ñoo koy wax man maa koy créer aromatiser ko ba mu saf nit ñi ba nit ñi di ko ree kon man su ma nekkoon à leur place noonu laa koy doxalee. Kouthia tey jii nii naka lay def ba se mettre à la place de la personnage qu'il incarne ndax tey jii nii dafa metti jafe na nga jël benn personnage comme par exemple muy monsieur le président Macky Sall wala Ablaye Wade wala keneen man bi ma ci gën a neex mooy Idrissa Madické Niang exactement ak Madické Niang moo ma ci gën a neex parce que boo duggee si rôle Madické Niang amul dara loo xamante ne nii war na leen mën a différencier comment tu fais pour t'adapter ci rôle personnage bi. benn bi mooy liy jógee ci man di ñëw loolu moom don la mais damay fexe ba caricature xam nga ñun amuñu développé wuñu kon tubaab yi nga xam ne booy seetaan les guignols de l'info da ngay gis ne ñoom dañuy am masque bi carrément nga xam ne kii lay toppandoo mais comme que ñun tollaguñu pour am moyens yooyu. dama am sama système defar sama bopp maquillage à la complicité des maquilleuses yi fi nekk ñu defal ma kii ma defar ba mu xaw a jekk-jekkal ma dem jël voix bi nag teg personnage bi commencé ko imiter physiquement ak li nga xam ne nag mooy moralement soo ko toog nag mën a génne li nga xam ne nag moom mooy conforme yi ànd ak environnement bi nga xam ne moom lay waxee ak yenn affaires yi su ko defee yow copie conforme ngay am waaw booy imiter Madické Niang rek soo tàmmalee rek bu gars yi seenee moustache ne maa ngi am mbégte ak contentement bu rëy di gërëm ñëpp di sant ñëpp
ginnaaw yàlla yonent bi di sant képp koo xam ne yaa ngi soppee Madické Niang parce que Serigne Saliou Mbacké di am mbégte ak kontaan xam nga loolu dafa nekk ay termes yoo xam ne dafa habitué wu ci ay textam ak sa maquillage immédiatement da ngay gis Madické Niang moo tax lenn li don de Dieu la boole ak li nga xam ne moom mooy ay conforme yi nga xam ne modalité la accessoire yooyu mooy tax yow nga mën a am personnage physique et moral bi nga xam ne moom ngay def. man jàpp naa ne don la ba tax na boo si duggee rek day mel ni moom la macha allah beneen question bi may ñëw ak yow mooy tey jii nii ñu ngi gis par exemple festival du rire tey jii am un peu partout dans le monde tey fu nekk ñu ngi koy def tey pourquoi pas Kouthia dem wala mu nekk foofu noonu représenter Sénégal ñu gis ko fa ndax bu boobaa suñu fierté lay doon est-ce que yooyu tamit mi ngi sa xel wala nga nekk ci di ci dox. waaw gars yi def affaire xawma lan assemblée du rire xawma lan parlement du rire bon le gars bi ko jiite dafa ñëw fii benn jour Sénégal ne comédie Sénégal du dox parce que seen langue nationale lañuy wax mais kooku après depuis boobu laa ko jéppi parce que gëmul boppam quoi man gëwuma tubaab yi ñun dañoo namp olof sami dégg ñii namp séeréer ñi namp bambara ñi namp joola ñi namp soose ñi namp leneen kenn ku nekk ci sa langue bi nga namp ci ngay bëggalee ñooñu nga xam ne bu fekkee ne bas dafa jéggaane ba frontière ñoom bu leen intéressé nañu ñëw ñu traduire leen ñuy wax en wolof en français mais man du ma dem di jël sama humour di ko transposer ci français muy génn de sens de l'humour parce que yow tubaab bi mun nay def loo xam ne du la reetaan loo fekk ma ngay toj France yow mii ngay nekk Sénégal di def loo xam ne sami dégg ñu naan la Kouthia bu la yow heure bi bu la fekkoon français nga am ay milliards mais instant boobu noonu day fekk sa papa nekk français sa yaa nekk français nga mën a am ay milliards foofu mais bu fekkee ne africain nga fii li ngay def yaa ngi dégg sénégalais nga koy njëkk a servir ñu consommé ko après bu la neexee na nga exporté ko mais sens de l'humour dafa am na humour yoo xam ne boo ko defee fii en wolof ñu traduit ko en français du joxe sens bi nga xam ne moom nga bëgg mais nag am nañu yàlla may ñu multidimensionnel nga xam ne mun nga ko traduire ci langue bu nekk yàlla gunge la ci concept boobu ba nga mën ci am li nga xam ne moom nga bëgg donc festival du rire lu ci ëpp dañuy làkk français man dama jàng naa ba sori am naa par langage facile pour làkk français parce que dem naa ba première lycée Blaise Diagne donc pour ma wax français war a ma jàng ko war a mu bind ko lu ma yomb la mais man sama dëkk laa gëm patriote laa sama dëkk laa bëgg njëkk servir balaa may servir ay tubaab ñuy rey li may def sama dëkk ma fexe ba stress bi wàññee ko fi ñu bëgg ci li nga xam ne moom laay def ba pare may soog a servir ay bitim réew ndax loolu mu ngi nekk ci cadre mooy patriotisme Youssou Ndour tey bu ko neexoon ne léegi dootuma woyati olof en français mais Youssou Ndour olof la way tubaab yi di ko dégg di ko fekk te xam ñuy wax man am naa ay public ay tubaab yoo xam ne dañ may seetaan chaque jour man maa tax ñu dem ba commencer comprendre langue olof parce que à force ngay habitué di leen seetaan di leen reetaanloo dañuy intéressé wu ci waa ji li muy def ba ñu laaj traduction bi ñu commencé di intéressé ci personnage boobu la preuve mooy bi ma feebaree ci Covid bi France 24 moo ñëw Sénégal mais France 24 bu ñëwee Sénégal c'est parce que c'est pas parce que Kouthia c'est un homme ordinaire xam nañ ne artiste comédien là olof laay làkk humoriste là donc ils sont venus intéressés de ce que je fais posé ma ci ay questions donc man non loolu gën naa fier le fait que may def humour local bi nga xam ne langue nationale yi laay utiliser ba mën a am percée internationale ba à l'étranger ñuy ñëw di fii ci Sénégal def ay reportage ci man. donc ñu gis aussi sa relation ak Serigne Mbaye Sy Mansour macha allah même bu fekkente ne sax yow ñëpp ngay tudd ñëpp ngay waxal mais seetlu nañ ne li nga koy tudd dafa bari lool ñu bëggoon xam sa diggante ak moom. waaw xam nga tolluwaay ak doyuwaay dafa am solo. kan mooy Serigne Babacar Mansour Sy sët la si Seydi Hadji Malick Sy radiyallahu ta'ala anhu kooku tolluwaayam bu demee ba nekk xalif général bu Tidiane yi mu am tuuti ci waxtoom boo xam ne tuuti rek parce que ñooñu amuñu jot. toujours ñu ngi ci yàlla ñu ngi ci yonent bi ñu ngi ci li nga xam ne mooy yoonu siraatal mustaqim bu ci amee benn temps bu ndaw boo xam ne da koy bàyyi xel ci télé bi flash ba am lu mu ci dégg ba bàyyi ma xel di ma seetaan ba di rafetlu li may def kon vraiment man damay koy sant di ko gërëm ndax c'est pas du n'importe qui sëñ bi li lay won ne du n'importe qui dafa uuf njabootu Seydi Hadji Malick Sy radiyallahu ta'ala anhu et pourtant moi je suis mouride de père et de mère mais ëpp diine yëpp dama leen di tudd mais moom personnellement dafa am cofeel boo xam ne da koo génnee ne man diw dama koy seetaan daf may bégal waa léegi loolu wax dëgg yàlla kan moom kan dafa wax benn wax bu solo Kouthia dama koy topp di ko topp ba sopp ko kan moo may topp di ma topp ba sopp ko mooy kan mooy Serigne Babacar Mansour Sy le khalife général des Tidianes cofeel boobu mu am ci man lecture bi muy am ci sama comédie moom moo xam ci ban dimension la koy seetaanee parce que xëy na am na njàngat bu mu ciy gis waaye am na loo xam ne tamit mu ngi ko ciy bëggal te bëgg boobu mu ciy bëgg moo xam ci ban sens la ko gisee moo tax kon man damay def fu ma toog di ko gërëm di ko dellu njukkal bëri na ci nag am na ñoo xam ne xëy na dañoo amul accès pour wax ci média ndax déclaration bi yëpp TFM mooy dem Tivaouane mu wax ko
am na yeneen xalif yoo xam ne boo teewoon fekk TFM demoon fekk leen ci place bi tàllal leen micro dañuy wax sama cofeel sama diggante ak ñoom ba ci Fuuta ba ci Touba ba ci fépp ba ci xalif général de la communauté Joola imam la François Bodian nga xam ne suma papa la ma nga fa ci Bignona di xalifu Joola yi ngi nekk ci Casamance yëpp suma soppe la suma papa la te pourtant li may wax sax ci olof dégg ko mais cofeel bi mu am ci man mooy maanaam yëg-yëg bi nga xam ne moom laa am ci kër ëttu diine yëpp moo tax mu tasaaroo ba ñoom ma capté seen xol mais Serigne Babacar Mansour Sy particulièrement suma papa la suma xarit la suma sëriñ la suma soppe la. ñu ñëwaat ak yow encore une fois comme ni ma la ko waxee la relation yi nga am ak homme politique yi bëggoon nañ ci ñëw ak yow ndax à force de les imiter xëy na mën nañ lay suivre di la woo di la seet ñu bëggoon xam yow lan nga sekk ak ñoom wala sa relation yi nga am ak ñoom ñëpp. waaw mais ñoom ñëpp am nañ ci ñoo xam ne samay soppe lañu ay relation laa am ak ñoom naturellement man Macky Sall suma xarit la d'ailleurs je profite de l'occasion pour wax ko mu fay ma sama 32 500 yi nga xam ne moom lañ ma amel parce que bi ñuy def seen conférence bi seen première sortie Ravin Abdou Mbow moo waxaale ak man ci cachet 100 000 francs ñu jox ma 70 000 deseen ma 30 000 ak sama transport bi ma jëloon ñu ne ma dinañ ma ko fondé boobu Macky Sall gi taxaw ne après Abdou on va régler le cas mais na Kouthia njëkk a dugg j'étais là-bas ak Souleymane Faye donc cachet boobu léegi la fay ko non boobu yàgg naa ko wax temps est passé sama estati nee leen Macky Sall mu fay ma suma xaalis parce que du waaw sama 32 500 li may wax ni ay comédie Abdou Mbow ay témoin parce que bi ñuy wootee seen daje secret yooyu nga xam ne amulum benn hôtel bu nangoon jox leen pour ñu def seen salle de conférence seen conférence yooyu Ravin nañ ko defoon c'était une nuit man ak Souleymane Faye kese ñoo fa nekkoon donc Idrissa Seck benn instant gars yi dañoo ne Kouthia day nuru Idrissa Seck ci doxalin ak ci bind yàlla moo koy def Malick Gakou suma xarit la Sonko tout récemment nañu miimante te li tax ñu gën a miimante ma gën koo téye ñaar la mooy le président Sonko dafa nekkoon comptable ci amicale des inspecteurs et domaines ci jamonoy Amadou Ba il était aussi tamit membre de l'amicale des inspecteurs et impôts et domaines ñu invité ma benn spectacle boo xam ne y avait Viviane et Titi et xawma kan le cachet de Viviane était plus élevé que mon cachet ñu ne Viviane dañ koy fay 400 000 Kouthia dañ koy fay 150 000 mu ne pourquoi ñuy fay Viviane 400 000 di fay Kouthia 150 000 te Kouthia li muy def am na ñu mu intéressé que ne Viviane li muy def am na mu intéressé nañu yemale cachet yëpp mu nekk même pied d'égalité défense boobu ma défendroon ba ñu relever sama cachet mu toll ak Viviane ca laa ko nawee boobu xamoon sax ne des politiciens la il était le comptable de l'amicale des inspecteurs impôts et domaines ci arbre Noël boo xam ne moo fa amoon ci hôtel de ville bu mairie de Dakar muy premier acte mu def deuxième acte bi mu def mooy bi ma feebaree il est le seul politicien bi nga xam ne par téléphone am na ñeneen ñoo xam ne ils ont réagi par Facebook mais Ousmane Sonko est le seul politicien bi nga xam ne par téléphone il m'a appelé pour me dire que ne fekkee noonu feebar bi dina permettre citoyen bu nekk dugg fi nga nekk jox la loxo man je serai le premier à te mettre dugg foofu jox la loxo mais maa ngi compatir ak yow sa douleur di la accompagner ci li nga xam ne moom mooy convalescence bi nga nekk et puis di am tamit affection ci yow di la ñaanal yàlla nga retrouver waa ñu très rapidement parce que bokk nga ci nga xam ne ñu ñuy bëggal lettre boobu message boobu dama ko garder dama ko parcuriser ci sama xol parce que Sonko li ma koy imiter sax bëriwul mais cofeel boobu mu am pour 2 fois mu may taxaw ci loo xam ne nit ku dëggee noonu mënoon na ko bañ a def c'est pas parce que man dama ànd ak moom parce que moom li mu bëgg laa bëgg il veut être le président de la République du Sénégal moi aussi je vais être le président de la République du Sénégal et je pense que ne peut-être bu ñëwee fekk si ma ci man rejoindre ma ci samay bëgg-bëgg mun nañu ànd ba nga xam ne li ma bëgg mun na ko am ci kaw mu nekk gouvernement d'union nationale wala mu nekk coalition boo xam ne dafay ànd ak ñun parce que ñoo bokk même génération et ma force est la force c'est une force culturelle et une force mystérieuse boo xam ne au-delà des ambitions plus améliorées pour une vision nationale. Voilà. Donc mu am aussi benn période de ta vie boo xamante ne ni yàggul c'est récent ñuy sant yàlla nag bi nga dellu see waatee fii si ñun ñuy kontaan lool jàkkaarloo yow muy corona bi ñu la testé positif ginnaaw bi nga demee hôpital ba génn yan naka nga dundee loolu ak yan ressenti nga si am. mais durant la maladie et après. kon Sénégalais yi ni ñu ko dundee rek parce que tamit nattu la quoi bi ma génnee nee naa la mbas bi ku ko nangu yàlla du la mbas. man si corona bu doon wàllaatee man je préfère mu ñëwaat encore ci man parce que yëg naa ci sama bopp man yëg-yëg boo xam ne nattu bi ma nangoo ne nattu la
mbas bi nangu naa ne nattu la ñaar ñoo gën a tax ma gën a jàpp ne du ma am gàcce mukk ne man dans l'histoire du Sénégal je faisais parmi les gens qui ont yoo xam ne été coronavisé par Kouthia par tose waaw positif donc c'est une occasion bu ma may pour mu wax ñi nga xam ne dañ doon wax ay rumeur naan Kouthia dañ ko fay xaalis mu dem tëdd man dama gisul lu ma alal jaral ba may dem di tëdd pour gàng ci man feebar du alal àdduna du dara parce que bu fekkoon ne alal àdduna am na loo xam ne tey bàyyi naa ko fii dem uti ko kon am na loo xam ne tey du ma ci dugg sama aar bi sama dégg dem naa defee leneen mais lan moo ma jaral may sacrifier sama njaboot sama xeet sama diine pour dem di tëdd pour feebar boo xam ne man au contraire mais ñooñu bu ñu ma doon fay xaalis kan moo koy fay de état bi te man état bi ñoom dañoo jaar ne ma jaar ne xamul lu tax parce que dama feebar tëdd amul kenn koo xam ne ci ñoom ñëw na isami dégg rendre ma visite war a nga wax soulager ma war a après corona bi ñoo gisoon ne ma Kouthia kaañ lay def ambassadeur corona parce que yow tu as été victime ci affaire bi dund nga ko ba mu jeex amul benn rapprochement bu am kon man j'ai été victimisé ci loolu au contraire dañ ma waroon teel a bàyyi parce que xam nga nu mu demee la quoi mais man maa ci gënoon dee man nañ doon wax Kouthia dafa mu ngi réanimation Kouthia mu ngi ci cas grave yi man nañ doon mettre à jour chaque jour donc loolu mënumaa nangu man ñu fay ma xaalis ma koy nangu yàlla xam na yonent bi xam na docteurs yi ak infirmières yi ak ñi nekkoon ak man ci biir fa ma nekkoon ñoom mën nañu témoigner ndax man dama feebaroon dama feebar am na benn instant dama naroon ñëw génn jàkkaarloog télévision yi mais xam naa ne su ma jàkkaarloon sénégalais yu bëri keroog sama rongoñ diñ tuuru ndax ni ma yàlla defoon na ma meloon ci melokaan ak ci jeex su ma jàkkaarloon sénégalais yi dinañ xam ne que kii dafa feebar vraiment mais nit ñi moom àdduna noonu la il faut que ngay comprendre ñii dañuy nangu ñii dañuy bañ mais yàlla moom mu ngi fi loolu la donc feebar la boo xam ne sëriñ Mountakha tedd sëriñ bi kilifa bu tedd gi wax na ne mbas bi sama dégg nattu yàlla la nañ ko dund waaw léegi nag moom comme moo wax loolu ñun ñu dund ko ñun génn ci jàmm yàlla mbasuñu kon dañuy sant yàlla man bu doy bu amaatee na ñëw mu ñëwaat parce que man maa ngi ciy sant yàlla bu baax a baax a baax a baax a baax a baax ci laa xamee samay noon ci laa xamee samay soppe ci laa xam ñi nga xam ne ñoo ma yéene pour ma dund ak ñi nga xam ne tey bu ma deewoon foofu li sama ginnaaw danaa xam ne nii ñu doxalee ak man noonu la ñu doon doxalee ak man kon nattu la boo xam ne tax na ma xam ñi nga ma bëgg ak ñi ma bañ ak ñi ma yéene gi fan bu gudd ak li nga xam ne mooy baatin bi ci feeñ suuf ndax am na loo xam ne yëg naa ko ci loo xam ne mbégte la ci man ak sant la ci man parce que daf ma changé totalement physiquement et daf ma gën a yokk intellectuellement sama degré intellectuel gën a egg foo xam ne eggum foon bi ma après corona bi. donc mu nekk mën naa am en 2 ou 3 mots li nga xamante ne moo la si gën a marqué parce que lors de votre dernière interview ñu ngi dégg si sa benn interview nga naan am na benn xale sax bu am 4 ans boo xamante ne dafa ni Kouthia yàlla na tane donc mu nekk loo xamante ne c'est marquant aussi. waaw mais daf ma ndeysaan couche sociale ñëpp ndeysaan le cardinal Théodore Adrien Sarr monseigneur Benjamin Ndiaye bokkuñu diine mais cardinal bi ak abbé Jean chargé de la communication du diocèse abbé Pierre bi nekk ndol Jean Pierre bi nekk ndol ñooñu ak sœurs yi suñu yaay yu tedd yooyu nga xam ne ñu ngi fii ci paroisse bu Saint-Maurice d'Angers bu HLM ñooñu dañ doon def ay prières yoo xam ne ay veillées yoo xam ne dañ doon taal ay bougies di ñaan ci yonent yàlla Yeesu Christa borom xel mu sell mi ak suñu yaay Mariama pour man ma delluwaat ci samay sago julli di tamit di wàcce ay kaamin tarixa yi di wàcce ay kaamin ñii di tari pour rek ma dellu soir man lan laa defal Sénégal pour mériter lu mel noonu c'est parce que xëy na gis nañu ne Kouthia mi ma ngay teg li nga xam ne moom lay def ci yoonu siraatal mustaqim tooñul deful dara bokk naa ci ñi nga xam ne dialogue islamo-chrétien dox naa ci parce que souvent les animateurs ou ñu nekk ci plateau yi dañuy def émission ba pare ku nekk ci diine bi nga nekk ca ngay nuyoo pare ci ku nekk ci tarixa bi nga nekk baa ngi naan maa ngi nuyu sama sëriñ bu dee waa Touba nga maa ngi nuyu sama sëriñ sëñ diw ca Touba bu dee tijaan nga da ngay gis que ne maa ngi nuyu sama sëriñ fii ci Touba bu dee laayeen nga kenn ku nekk da ngay xëcc fi nga nekk mais man dama ñëw wane ne que je suis musulman du tee sama papa ak sama yaay ñu ngi nekk ci tarixa mouridisme mais dama boole ñëpp murid tijaan laay yëpp tëkku fa fenn fa nekk ma am fa sëriñ jafandu fa ba ci diine bi nga xam ne mooy diine chrétien ma am ci ay xarit nag ndax cardinal bi ak monseigneur ak ñoom abbé Jean Pierre ak suñu yaay yu tedd yi sœurs yi nga xam ne ñoo nekk ci Popenguine ñoom ñëpp samay xarit nañu kon man dama nekk Sénégalu ñëpp moo tax bi ma génnee gis terme bi notre Kouthia national mu nekk beneen fierté boo xam ne kontaan naa
waaw voilà kon nag dama ciy kontaan mooy lii nga xam ne moom la ma Sénégal yi delloo njukkal xale yi ndaw yi mag ñi ay xale yi di ñaan ñëpp di ñaan ñëpp di ñaan moo tax yàlla dellu saat ma man nag dem naa ba egg ba seen na le mu war mën a fee ma jëm ne mooy fi le dernier jugement ñaan yi daal di ñëw yàlla na stop am na lu xew demande bii di jóge ci àddina di ñëw ñaan yi di daw di ñëw mais kii mbaatu sama waa ji mission bii nga xam ne dañu bëggoon mu jeex tey xaaral ma dolliwaat ko yàlla renouvelé waat ma ci kaw ma delluwaat di ko wax gént boo xam ne gént naa ko ba mu solo di Serigne Babacar Mansour Sy téye sama tànk bii ak loxom bu tedd bi ne ma Samba mu ne ma naam mu ne ma lii nga xam ne moo la dal da nga jóg te firndeel mi mooy boo yeewoo Serigne Babacar dana la woo ba ma yeewoo Abdoul Aziz Mbaye moo jël téléphone bi ne ma Serigne Babacar Mansour Sy moo la soxla ba ma wax ak man dafa ne ma incha allah di nga génn te di nga fekk Tiwaawan kon loolu mooy wane ne ci biir am na loo xam ne mystère la te tamit li ci feeñ moom mooy Serigne Babacar Sy bi ma feeñu ci gént ba ma gis ko wax dëgg yàlla ma génn jaaree foofu gis changement boo xam ne dafa physique ci man ñu bëri fii TFM mosuñu ma gis ak karaw léegi dama am karaw dama gën a xees dama gën a rafet dama gën a macha allah dama gën a nekkaat en forme gën a saf xorom gën a neex nit ñi loolu yëpp nag ay ñaan la yoo xam ne kenn ku nekk fa ko yàlla séddalee yal na yàlla def Kouthia génn yal na ko yàlla sauvé Kouthia yàlla delluwaat si ñun yàlla ne ñaan yooyu yëpp def naa ko fan bu gudd waaye dama koy def ay pàcc yokku leeram changement am def ci xorom gën koo safal nit ñi mu gën a neex nit ñi looloo waral tey waa kay yàlla ñeexu yàlla nag ak cere yàlla moom kenn du ko sax siim ndax ñeexam rek doy na waar ak cerem doy na waar. donc ñuy am mbégte ak bànneex di waxtaan ak moom c'est toujours un plaisir di ko seetaan di ko déglu donc ma lay remercier bu baax ci sa disponibilité ak jot bi ak waxtaan bi ma lay jox sa tàggatoo ak sa dernier mot sa mot de la fin. mooy booy artiste comédien yi ñu bañ a yàkkamti te gars yi bañ a jaawle lépp kat ak comédien ak humoriste 3 la lépp kat parce que da ngay gis salon de coiffure mais ca salon ba am na koo xam ne spécialiste moom mooy maquillage am koo xam ne spécialisé mooy tresse traditionnelle am koo xam ne dafay nekk ci maanaam coiffure moderne mais ci salon bi dañuy nekk da nga naan man quoi fooy liggéey nga ne maa ngi ci salon bii coiffeuse la or que bu ñu la fekkee doo coiffé maquilleuse nga mais comme que dañu bind salon de coiffure art noonu la mel dafa am ñoo xam ne ay comédien plateau nañu genre ay saaneex nga xam ne mun nañ def plateau mais boo ko bëggoon defloo tey one man show li ngay defaloo man li ngay defloo li Sanex def boo ko bëggoon defloo Kouthia tey boo ko bëggoon li Kouthia def boo ko bëggoon defloo Sanex da nga koy indi problème parce que moom il faut mu am ay réplique ku koy laaj muy tontu wala kuy ay déplacement yàlla dimbali na man li Sanex def man mën naa ko yàlla dimbali na man kese mën naa def li may def individuel parce que Kouthia dafa rampe moom kese ak Kouthia kese sans collaboration képp ku ma àndal rek damaa ànd ak yow pour feeñal li nga mën waaye tamit nga génn man li ma mën dégg ma de pour feeñal li ma mën waaye yow tamit nga dimbali ma pour ma génne man li ma mën waaw waa kay ku ma ci àndal nag ba egg fi nga war a egg souvent gars yi dañ lay détourné naan la moytu ko yaa ko gën a aay kooku ku koy déglu rek da ngay am erreur parce que ki nga xam ne fexe ne ba yow fekk la ci lëndëm génn la ci leer teg la mënu laa indi liwaat lëndëm parce que kon bu bàyyi la ci lëndëm goo nga dee fa waaye nag nit ñi dañ dul comprendre man nag moom li ma bëgg a xamal sénégalais yi mooy Sénégal patriote sama biir xol laa ko def bugguma sénégalais yi di am stress munoo ñàkk dépense sonn nekk ci dëkk boo xam ne chaque jour yaa ngi daw dawi may toog yàlla may ma mën comédie war a dindi stress boobu may toog di ko xoole comédien da ngay oyof bañ a ngandalu te xam ne yow yaa choisir le métier pour faire rire les gens munoo reetaan loolu nit ñi ba pare di yëkkati ay mbagg il faut nga nekk le plus petit gën a nekk terre à terre pour yàlla mën laa jox inspiration nga yëkkati ñëpp oyofal demal nga jàngi c'est pas trop tard ñu bañ a jaawale léppkat bi mooy kii lépp léeboon lippoon amoon na fi kooku blagueur la loolu yàgg-yàgg mënoo ci def carrière ba mu yàgg képp koy gis benn paa la woon benn maire la woon benn lii mënoo cee def 10 ans de carrière parce que bu yàggee léeb yooyu yëpp day delluwaat si sénégalais ñu mën ko ci obligé nga moo tax yenn émission yi ngay gis ay yenn comédiens yi di ko def ay blague yi du dem il faut ñu dem jàngi comédie dañ koy jàng mu nekk don wala nga dem xool koo xam ne mën na ko nga def xale yi di way nii yëpp Youssou Ndour Thione Seck Omar Pène Ismaël Lo ce sont les grands da ngay dem na leen grand nan nañuy woyee fan nañuy jaaree nan la nga mën a defee ba seen carrière noonu la def organisé ba yàgg fi mais boo bëggee ñëw rek nan da nga bëgg nekk You2 war a Pen 2 te Pen a ngi dund You ngi dund doo mun a feeñ dañu dem jàngi lépp du carrière lépp benn paaloon benn merloon du carrière
information yi may def nii c'est de l'information en version humour maanaam jël une réalité xorom ko suukar ko ba mu neex ba gars yi mën ko consommer ci humour la bokk kon gars yi nañ dem jàngi te bàyyi lépp sénégalais yi ñoo dàq lépp kenn kër boo dem am na ñoo xam ne man tey bu doon lépp la rek ñoo ma dàq lépp téeméeri junni yoon comédien plateau ute nag léppkat ute nag humoriste mooy ñun ñi nga xam ne dañuy jël de l'information def ko coloration humoriste yokk ci lépp mu neex sa sénégalais yi te ñu moytu ay wax yu vulgaire te bàyyi di ci handicap bu jaamur nga ci retaan loolu benn lafañ la woon benn gumba la woon benn muuma la woon benn puune la woon kenn du ko léebee parce que ci handicap bu jaamur munoo ci bégloo ay doomu jaamur mais boo dee benn gumba la woon te gumba bi nekkoon sa soppe nag waaw benn gumba la woon moo doon def ba si yàgg dàq ji dugg si benn kii kërëb mais gumba bi nit la kon yow handicap la mais bul basé wu ci handicap am pour retaan loo ay nit benn lafañ la woon benn muuma la woon benn kii la woon benn lii la woon benn la mais noonu du ay comédie moo taxit tàkk fay la da ngay dem jàngi loo xam ne di nga ko jàng reetaan loo nit ñi te doo saaga doo def lu moom doo def vulgaire man damay jouer rôle jigéen ba mu jeex tàkk def marinière ak tay baas ba mu mot sëkk te su ma pare naa ci personnage boobu dugg ci beneen personnage mais am na ñoo xam ne dañ ciy profiter ñoom marinière ba mu saf marine ci leneen loo xam ne bokku ci bu yàggee en fin de compte dañ naan kii moom xanaa ci gars yi la bokk waaw leneen kon na booy dem jàngi te fonk seen mag yi nga xam ne ñoo leen jiitu ci art bi ñoo taatan ci ñoom xam-xam moo gën comédien internet ak TikTok dollar la da ngay yëg tey nga wàcc déglul ma la comédien internet ak TikTok dollar la tey nga yëg suba nga wàcc il faut prendre les escaliers et non l'ascenseur parce que boo jëlee escalier yi ci ngay gis nen bu ñu toj puus ko xaaxaam nga puus ko ba egg au sommet boo jëlee ascenseur da ngay yéeg bés 1 egg 5e 20e étage léegi au sommet waaye bu machine bi paanee boo daanoo kenn du la yëkkati. mu nekk ay conseils yu am solo yum ñu jox pour nit ñi di ci bàyyi xel ñuy kontaan encore une fois di leen jox dig daje ci beneen émission Star 24 merci beaucoup.